asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen nuyu di leen dalal dalal si seen émission di leen sant surtout si seen teewaay fii si télévision nationale di leen gërëm bu baax si seen émission bi nga xam ne yéen a ngi si teew bés bu ne muy Covid 19 mbas mi di émission ba nga xam ne télévision nationale moo leen ko jagleel bés bu nekk ngir jox leen xibaar yi nga xam ne di ngeen ko soxla ngir gën a xam feebar boobu di lëmbe àdduna muy Covid 19 balaa ñu tàmbale nag si xuus si émission bi ñu présenté sunu ganu tey di docteur Bousso Abdoulaye directeur COUS muy centre des opérations d'urgence sanitaire docteur ñu ngi lay dalal bu baax. waaw tey nag yaay ñëw fii ngi waxtaane ak ñun mbirum feebar bi évolution bi ak li nga xam ne jot na fi am diggante démb ak tey si Covid 19 boobu tey nag comme ñun tàmmee di ko def saay su ne dañuy dem fële sa ministère de la santé jëlee fa la nga xam ne moom la ñuy wax point du jour maanaam wax leen Covid 19 bi naka la taxawee tey si Sénégal. démb mardi fanweeri fan ak benn ci weeru mars 2020. ci fukk ak juróom-ñeenti waxtu yu tegal ñeent fukk ak ñetti simili Sénégal am na décès bu njëkkam ci Covid 19 mu doon monsieur Mababa Diouf ñu gën ko xam ci turu Pape Diouf maa ngi koy jaale ci turu monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale mu nekk ci réunion conseil des ministres président de la république son excellence Macky Sall gouvernement bi ak askanu Sénégal yépp maa ngi koy jaale mbokkam yi ak xaritam yi maa ngi gërëm di jaajëfal personnel de santé bi yépp ci taxawaayam ci suñu mbokk mi nga xam ne moo génn àdduna ci bésu tey bii mercredi 1er avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom test yi ñu def fukk ak juróom ñoo ci positif maanaam benn cas importé muy ñu jóge bitim réew dugg ci suñu réew fukk ak ñeenti cas contact yi jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro bi juróom-ñaari ci ñi nga xam ne dañ leen hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane waaye ñaareelu cas bu grave bi nga xam ne wax nañ ko keroog ci le 30 mars 2020 évacué nañ ko démb ci demande famille am ci bésu tey bi dalee ko ci cas bi ñu njëkk a am Sénégal woññi na téeméer ak juróom-ñeent fukki cas ñeent fukk ak juróom wër nañu ci ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu sàmmonte ak digle yi nga xam ne moom la ñuy joxe maa ngi leen di gërëm di leen sant. waaw ñu ngi noonu docteur Bousso ñu ngi leen dalalaat bu baax ci émission bi nag di wax nag dégg nañ ko directeur de cabinet bi muy naqar bu tiis bi nga xam ne dem ba léegi Sénégal mu ngi koy dund mooy sunu premier décès bi nga xam ne enregistré nañ ko ci mbirum Covid 19 bi te ba pare muy naqar bu tiis ndax mu nit ba nga xam ne ñëpp ràññee nañ ko ci milieu sportif bi ñëpp ràññee nañ ko ci àdduna muy lu métti pour Sénégal yéen te wax dëgg yàlla kenn ñaanu ko woon ñëpp ñaanoon ne Sénégal génn ci Covid 19 bi te duñu am benn décès yàlla nag dogal na jaam di nangu waaye nag nu bëggoon ngeen wax lu tamit yéen tamit seen xalaat ci mbir mi nu mu demee. waaw mbir mi ñun aussi am nañ ci naxar bu baax parce que ñaanoon nañu bañ a am benn cas de décès ñoo xam ne dinañ faatu ci épidémie bi mais yàllay dogal am nañ ci benn cas mu gën ñu metti li mu nekk aussi suñu mbokk ñu xool aussi si lu muy représenté ci àdduna donc loo xam ne vraiment ñu ngi koy naxarlu mais ñu ngi delloo lépp si loxo yàlla équipe médicale bi def na lépp li mu waroon pour mën ko sauver mais jaam pexe yàlla ak ndogalam.
dëgg la nu wax tamit loolu dina tax sax tey nu waxaat ci mbirum évacuation sanitaire ndax ñëpp a ngi doon laam-laame démb ak mbokk yi bëggoon neen mu dollu foofu sa Nice sa France am ki nga xam ne sax directeur de cabinet wax na ko mooy beneen cas grave bi moom dem na dëkkam moom tamit moom moo ko demandé loolu tamit est-ce que lu war na ko bu nu xamee affaire mbirum Covid 19 bi nu mu compliqué ndax la nga xam ne loolu war na mën a nekk ci période bi nu ne. waaw mën na ne parce que évacuation sanitaire dañu koy encadrer donc ñoom seen waa dëkk en tout cas France moo bëggoon ñu évacuer leen donc am nañ ci ndogal pour def ko ñun dañ leen ci accompagner donc loolu lañ doon préparer ak suñu mbokk Pape Diouf malheureusement mujjul antu léegi keneen ki nga xam ne moo fi desoon moom évacuer nañ ko donc ci wàllu évacuation dafa am ay conditions yi mooy avion boo xam ne avion médicalisé lay nekk avion médicalisé boo xam ne dafay ànd ak ay docteurs yu nekk ci avion bi di topp malade ba muy egg parce que malade bi ci voyage bi yëpp dafay nelaw te dañ koy jox ngelaw boo xam ne si lay noyyee donc du loo xam ne yomb na mais lu mën a ne la donc dëkk yi gis nañ France même ci biir France dañ doon évacuer ay malade ci gox ba gox am na ñoo xam sax dañ leen di évacuer ci beneen dëkk donc loo xam ne mun na ne dëkk bi daal mooy jël décision bu fekkee dafa am benn doomam boo xam ne bëgg nañu delloo ko si réewam. waaw ñu dellu tamit si li ñuy wax léegi mooy kii ñàkk bakkanam ñu xam ne kii faatu si mbirum Covid 19 bi dafa war a am normalement protocole ba nga xam ne dégg nañ ko wala gis nañ ko nit ñi di ko amal lan mooy protocole boobu. waaw am na protocole boo xam ne moom la ñuy utiliser donc ci wàllu yenn feebar yi donc protocole bi ñun protocole boo xam ne ak OMS lañ ko amee. boo xam ne ñu bëri dañ ciy intervenir donc service de santé yi sapeur pompier yi service d'hygiène ñëpp dañ ci bokk boo xam ne ku nekk di nga xam wàll boo am ba bañ koy rob mais li am solo boo xam ne loo xam ne war naa ko mën wax mooy nit ki dañuy respecter dignité am dañuy respecter aussi diineem donc lépp li nga xam ne diineem laaj na ko pour ñu rob ko dañ koy def donc en tout cas peut-être mën naa ko wax en tout cas ci suñu mbokk Pape Diouf loolu yëpp def nañ ko en tout cas taxawu nañ ko ñi ko war a taxawu nañ ko ba lépp li nga xam ne suñu diine islam laajoon na ko def nañ ko taxawu nañ ko incha allah ba jébal ko borom bi di ñaan yàlla xaare ko àjjana. xol yi tiis na nit ñaa ngi jaaxle nuñ ko mën a wax nit ñaa ngi posé wu ay question si encore Covid 19 bi ndax xam naa ne def na choc si population yi nu bëggoon tey nga wax defal nu peut-être évaluation si situation bi noo ko gisee ak noo gisee nu mu nar a évoluer fii si Sénégal. waaw bu ñu jàppee ci àdduna bi peut-être dinañ am jaaxle parce que fi mu nekk nii léegi ñu jege million ñu ngi ci juróom-ñeenti téeméer presque egg nañ juróom-ñeenti téeméer junni nit yoo xam ne am nañ feebar bi bu ñu xoolee léegi États-Unis presque egg na si ñaari téeméeri junni donc romb na Chine presque multiplié ko par ñaar dëkk yu mel ni Espagne dëkk yu mel ni Italie ñi ngi yokk ñii di faatu aussi bëri na donc bu ñu xoolee ci àdduna bi mun na jaaxal ñu bëri effectivement ni feebar bi di lawe parce que feebar bi particularité mooy ni muy wàllante parce que ci ngelaw li la nit yi donc wàllam bi dafa gaaw wàllam moo gën a gaaw Ebola par exemple même si Ebola mooy gën a rey mais bii wàllam moo gën a gaaw donc ci àdduna bi moom mi ngi law bu baax ci Afrique aussi commencé na law suñu dëkk bi ñu tàmbalee ba léegi gis nañu épidémie baa ngi chaque jour ñu ngi annoncé ay cas yu bees damay wax toujours il faut que ñu analyser toujours cas yi mun nañu suñu xel du ñee dafa dal du ñee dañu tiit mais loo xam ne xam nañ nu muy doxee parce que épidémie dafa am nu muy doxee épidémie dafay commencé ay boo xoolee dañu ngay commencé di compter ay benn ñaar ñett nga commencé yéeg ba benn lu ñu naan pic bi après mu commencé wàcc et lépp li ngay def comme action yoo xam ne di nga mën a téye feebar bi dina aider ba nga xam ne peut-être fi ñu xalaat duñ fa egg et ci Sénégal ñu ngi foofu actuellement gisoon nañ ni am na ci wàllu ñi nga xam ne ñoo jóge bitim réew dugg am nañ ci wàllu bu bëri boo xam ne ñoom ñooy indaale feebar bi ñooñu aussi bu ñu duggee am nañ seen jegeñaay yoo xam ne contaminé nañ leen donc bu ñu xoolee suñu chiffres yi bu ñu boolee ñi nga xam ne ñoo jóge bitim réew ñëw ak ñi ñu contaminé ñu nekk seen souvent seen waa kër lay nekk egg nañ ci plus 95%. donc boo jëlee téeméer bu ne juróom-ñeent fukk ak juróom yi ñoom ñoo bokk am nañ nag quelques cas yoo xam ne nag xamuñu fu ñu wàll fan la leen wàlle donc ba nga xam ni mesures yi ñu jël tëj aéroport bi wàññi dajaloo bi interdire ko def couvre-feu bi loolu xaar nañ dinañu jàppale
parce que loolu dañ ko laaj il faut que nit yi toog seen kër nit yi éviter di dajaloo ba nga xam ne virus bi dina mën a taxaw. Maintenant comme li ma wax toujours aéroport bi ñu ko tëjee le 20 mars lañ ko tëj donc du 20 mars boo si tegee fukki fan ak ñeent ñu ngi jëm vers le 4 donc dinañ am période boo xam ne normalement ñi nga xam ne dugg si woon nañ ci dëkk bi mun nañu am feebar bi néew ma dañuy am feebar mais mun nañ ko am donc ñun toujours ñu ngi xalaat ni dinañ amaat ñoo xam ne feebar bi dina feeñ ci ñoom te souvent lu ñu gis mooy bu ñu feebaree rek ñi leen wër lañ leen di contaminer par exemple gis nañ ñoo xam ne si jour yi passé koo xam ne am na feebar bi contaminé fukk ak ñetti nit si dëkkuwaayam comme suñu mbokk bi nekkoon Touba moom rek ñaar fukk ak ñetti nit topp na leen donc boo xoolee chiffres yi boo leen dajalee noonu di nga xam ne dafa am moom la ñu naan ay cluster da ngay gis koo xam ne dina contaminé ay 15-20 personnes donc ñooñu dañuy topp fi mu nekk nii donc bu ñu jeexalee phase ñi nga xam ne dañu tukki mooy bu ñu demee peut-être vers le 4 avril au-delà en principe à part peut-être ñi nga xam ne dañ leen évacuer surtout suñu mbokk yu jógee États-Unis ñoo xam ne ñëw nañu après ñooñu dañ leen mettre en quarantaine donc ñooñu problème bi c'est moins difficile parce que ñoom ñoo nekk te am na bërëb bu ñu nekk. ñoom jotuñu dem ci famille yi. ñooñu jotuñu dem ci famille mais ñi nga xam ne ñu ngi ci famille bi ñooñu à partir du 4 normalement waratuñu am ñoo xam ne war nañ ci mën a feebar. maintenant nag ça veut pas dire que mbir bi jeex na parce que foofu la nag suñu xeex bi war a tàmbalee presque mun naa wax parce que boobu après cas yi nekk ci dëkk bi la mooy ñi nga xam ne wàll nañ leen. ak cas communautaire yi nga xam ne jot nañ ko am parce que foofu la xeex bi foofu lañ koy daane c'est-à-dire foofu moom mooy am solo ba nga xam ne même si fi mu nekk nii c'est à peu près 4% yooyu nag mooy nekk suñu bataille parce que boobu il faut ñu téye ko parce que boo ko téewul nag laa nag si la ñuy am problème si lay law ci dëkk bi donc moo tax mesures yi ñu jël en tout cas information yi ñu jox population bi yëpp il faut que ñu topp ko et dina metti mais am nañu ay pour man amaat nañu encore 2 semaines yoo xam ne il faut que ñu takk suñu digg bu baax ñu topp ndigal yi et xalaat nañu parce que ñu bëri xalaat nañu Afrique day daanu man nag loolu personnellement man d'accord moi si c'est vrai que bu ñu xoolee ay États-Unis France Italie ñoom am nañu ay problème mais ñun war nañu mën te xalaat nañ ni mën nañ ko incha allah. alors dégg naa sax nga tudd Touba justement fan yii nag ñu ngi wax ne si seen résultat yi boo seetee si détail bi Touba si li ma yaakaar ak li nu wax Touba géej na enregistré ay cas te léegi Dakar mooy épicentre bi donc affaire bi ba ni ñu doon yóoxu Touba léegi ñu ngi yóoxu Dakar noonu mën a expliquer loolu. waaw c'est vrai que Touba ñun amoon nañ ci njaxare ci début parce que dañoo dugg na Touba ak nit yi fa nekk mais peut-être yàlla def na ba nga xam ne bi ma fa duggee ba léegi fi nekk ni situation disons mën naa ne stable na parce que maladies yi ñu fa am yëpp. ñoo bokk en tout cas ci ñaar fukk ak juróom benn yi ñu fa am ñaar fukk ak juróomi ñoo bokk donc bi ñu gisee premier cas bi ñi nga xam ne dañu feebar ñi nga xam ne dañu amoon contact ak kii suñu mbokk bi jógoon Italie dañ leen mettroon en quarantaine seen kër ak docteurs yi nga xam ne aussi ñu ngi taxawoon ci malade bi donc ñu ñëpp suivre nañ leen te li ñu gis mooy am na ñu ci feebar après ñooñu jël nañ leen yóbbu leen hôpital benn malade rek la ñu am boo xam ne bokkul ak suñu mbokk boobu te bi ñu ko toppee fi nekk ñu ngi continuer di ko topp boobaak léegi amul kenn koo xam ne tax na malade boobu moo am feebar bi donc gis nañ depuis le 25 amaguñu cas bu bees donc analyse yi ñuy def yëpp Touba gisaguñu cas bu bees donc loolu ñu ngi ciy sant et on sait que aussi équipe yi fa nekk ñu ngi def liggéey bu vraiment bu mag et kilifa diine aussi ñu ngi ci jàppale bu baax a baax donc foofu benn la. maintenant Dakar particularité parce que Dakar c'est surtout ñi nga xam ne mooy cas importé yi ñi nga xam ne dañuy tukki donc gis nañ ne Dakar ñiy tukki bëri na donc ñu bëri Dakar la ñu nekk te bu ñu xoolee sax distribution bi ci quartier yu xaw a li ñu naan quartier UP fa lañ njëkk donc bu ñu xoolee suñu district dafa am district yoo xam ne ñoo ëpp malade effectivement c'est du côté district ouest jëm Mermoz Almadies donc zone yooyu nga xam ne tukkikat yi bëri souvent fa lañ njëkk donc Dakar peut-être loolu surtout c'est certain loolu moo indi mu bëri cas parce que ñi tukki bëri ñëw yu bëri Dakar lañu nekk donc Dakar bu ñu ko dajalee yëpp am nañu téeméer ak fanweer ak benn cas yoo xam ne ci Dakar lañu nekk si téeméer beeg juróom-ñeent fukk yi ñu am. kon nag yaakaar nga ne nag buñ si gën a farlu moom dinañ ko mën a tamit. waaw Dakar moom jéem ko gérer waat non Dakar moom il faut que ñu loolu moom fi nekk nii presque mën nañu wax combat bi foofu la surtout que. kenn dematul ci gox yi donc loolu aussi dafa am solo lu baax le fait que doo mun jóge Dakar dem Thiès jóge Dakar dem Saint-Louis donc dinañu mën a tënk feebar bi donc région yi nga xam ne amuñu cas mun nañu am yaakaar ni mun nañ leen isoler maintenant nag Dakar nag dafa laaj après benn combat spécial
boo xam ne moo ñu permettre ñu gagné ko te vraiment am nañ ci yaakaar comme contact yi identifié nañ leen et Dakar aussi amuñu guñu cas communautaire en fait à Dakar on a souvent cas yi ñu am yëpp parce que c'est des cas yoo xam dañu lié ak ku feebar. D'accord. Et vraiment ak autorités religieuses yi autorités administratives yi forces de défense et sécurité parce que gox bu ñu am ay cas rek dañuy leen di jël mettre leen en quarantaine te contacts yi aussi am na ñoo xam ne ñu ngi leen di yóbbu di leen dalal ci ay hôtel pour di leen suivre foofu. kon nga yaakaar ne confinement maanaam couvre-feu bi ñuy def wala dem ba confinement bi loolu moo mën a régler solution wala. déedéet confinement bi étape la parce que ça ne veut pas dire mun ñu fegg mun nañ fegg parce que bu ñu demee ba nga xam ni comme ni ma wax bu ñu eggee étape boobu nga xam ne léegi feebar baa ngi entre nous c'est-à-dire ñun ci dëkk bi et ñu gis ni am na fu muy demee wala am na gox boo xam ne peut-être moo ëpp lu muy am confinement mun nañ ko jël ci benn zone mun nañ jël par exemple ñu ne confiné nañu Médina mun nañ confiné Ouakam mun nañ confiné donc loolu mun na ne parce que après il faut éviter feebar bi tas te fi mu nekk nii effectivement bu ñu xoolee épicentre bi comme ni ñu koy wax fi feebar bi ëppee ci biir Ndakaaru la parce que Ndakaaru aussi moo ëpp nit donc pour ñu xeex feebar bi mu jeex si dëkk bi il faut que Ndakaaru ñu régler problème boobu. jërëjëf docteur Bousso léegi dañu dem fële sa PNA ndax tey ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moo fa dem ngir fekk fa directrice bi muy Annette Seck pour ñu xool un peu situation stock yi foofu maanaam lépp li nga xam ne mooy produit d'hygiène équipement yi protection ak médicament nu déglu leen tuuti si seen déplacement bi xam ne def nañ ko foofu ngir xool Sénégal ndax am na matuwaay yi ngir mën a xeex Covid-19 bi. Pharmacie nationale liggéeyam mooy fexe ba nga xam ne intrant yi nga xam ne moom la ñuy soxla ci structure sanitaire yi muy personnel de santé bi ak structure sanitaire publique parapublique ñu jot ci ñu ngi nag ci benn contexte boo xam ne contexte bu metti muy contexte Covid 19 bi nga xam ne mu ngi ci biir Sénégal te war nañ cee jóg première cible bi nag mooy ñu fexe ba nga xam ne structure sanitaire yi yëpp jot jumtukaay yi ñu war a jot ñu ngi ci nag ci ñaari volet benn volet muy volet prévention volet hygiène mooy gel hydroalcoolique li ak solution yi ak volet prévention mooy équipement de protection individuelle yi tout ce qui est gants tout ce qui est lunettes tout ce qui est combinaison ñu ngi ci nag waxtu bu livraison yi egsi rek ci saa si dañuy déclencher ay camions yi nga xam ne ñu ngi dem ci région yi te su soobee yàlla dinañu couvrir région yëpp tàmmali nañ ko waaye ñu ngi renforcer stock bi régional ba nga xam ne képp ku nekk Kédougou ak ku nekk Tamba yaa ki nekk Dakar yéen ay yem. ma leen di féliciter aussi parce que xam nañ ne son excellence le président Macky Sall dafa bëgg que dispositif bi ñu teg pour xeex contre le Covid-19 dara bañ si manqué. te wàllu intrant wàllu médicament lu jëm ci gant lu jëm ci masque lu jëm ci EPI et cetera dara warul manqué non seulement warul manqué mais dañu war a fexe ba képp ko war a jot au niveau régional nga mën ko jot noo xamante ne nu mucc ayib la loolu nag laa ñëw tey vérifier gis naa ne déjà au niveau de la PNA lépp loo xamante ne war na fi am rek ci stock de sécurité mi ngi fi mais aussi rassuré nañ ma ne lépp lu war a dem ci région yi dem na ci noo xamante ne vraiment nu mu gën a la ma leen di encourager nag di leen wax ne donc liggéey bi liggéeyu chaîne la képp koo xamante ne yaa ngi gis rek da nga war a wax ne mbir mi yow yaa ko yore. dëgg la nag kon mu ay kàddu yoo xam ne su naataango Oumar Diaw mënu ko fi indil waaw directeur docteur Bousso loo gisee loolu ndax fu mu nekk nii moom matugaay ki mat na ngir xeex Covid 19. waaw comme je pense ni ñu ko gisee effectivement ak président ndigal bi mu joxe financement yi mu joxe ministre de la santé aussi orientation yi mu joxe. région yëpp touché nañ leen et bu ngeen xoolee am nañu Ziguinchor Saint-Louis Touba dañ fay faj ay malade donc personnel bi fa nekk am nañ équipement yëpp yi nga xawara prélèvement yi même cas suspect yi fa am ñoom ñoo koy manager donc pour ñu def ko il faut que ñu am jumtuwaay yeneen région yëpp aussi même chose am na ñoo xam sax dañ leen jox ay fonds 14 régions yëpp jox nañ leen ay xaalis yoo xam ne même pour former seen personnel donc fi mu nekk nii même si encore des na mais au moins région yëpp am nañ capacité boo xam ne mun nañu en tout cas jàmmarloo feebar bi donc actuellement en tout cas sur Dakar sur sites yi nga xam ne ñu ngi fay faj maladie ak yeneen région yëpp am nañ jumtukaay yi nga xam ne moom moo war. jërëjëf docteur Bousso c'est vrai que temps baag ni xaw a xoj mais xanaa kay am nga xëy na loo war a mën a dénk population bi. waaw di continuer waat si ni parce que mbir mi jeexagul nañ ko jàpp mbir mi jeexagul et du loo xam ne dafa yomb bu ñu ko yolomal. gis nañ ni malheureusement que am nañ cas yu grave comme li may wax cas yi buy bari ñu am risque am cas yu grave parce que dina mën a dal ñoo xam ne
am nañu ay feebar yu ñu am seen yaram yoo xam ne bu leen feebar bi dalee mën na leen indil jafe-jafe donc ñu bàyyi xel fi mu nekk nii xeex bi du docteurs yi du xeexu docteurs yi ñun suñu wàll ñu ngi koy def ci seet ñi nga xam ne ñoo feebar seet di faj ñi nga xam ne ñoo feebar mais wàll bi des ñun ñëpp c'est-à-dire ñun communauté bi damay wax ni ku nekk na jàpp ni parce que am nga virus bi si yow nga xool noo koy téewee si yow ba doo ko jox sa morom dañ naan distanciation sociale bi ñu bàyyi ci xel éviter dajaloo bi te loolu il faut que ñu jub si et si ci fan yi di ñëw ci ñaari semaines yi di ñëw dafa nekk semaines yoo xam ne pour man ñooy semaines yooyu tournant bi buñ ci eggee si lañu mën a xam fan la ñu jëm ci feebar mun nañ def hypothèse bu ñu bëgg mais fii ak semaine prochaine si la ñu mën a xam te loolu aussi bu population yi toppee ndigal yi mun nañ vraiment am ndam ci xeexu coronavirus. incha allah yal na si yàlla may ndam kon nu gërëm la bu baax docteur Bousso vraiment si sa teewaay fii si émission bi foog naa li nga indi leeral yi moom population yi dégg nañ ko te indi na leen plus maanaam jàngat nañ si lu bëri duñ dem lu dul fële si chapiteau fa fekk fa sunu beneen naataango di Oumou Kalsoum Sall nag moom moo tàmm di nu indil allo diaspora di maanaam xibaar yi xam ne dinañ ko soxla wala dinañ ko bëgg a xam si suñu mbokku sénégalais yi nga xam ne ñu ngi bitim réew Oumou Kalsoum Sall na nga def. Ramata maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yëpp. Oumou Kalsoum ñu ngi lay dalal si émission bi encore une fois waa tey fan nga jëm ak loolu indil. tey nag Ramata ci suñu rubrique allo diaspora dañuy dem ba ca réew Canada seeti ki nga xam ne ni moo di ambassadeur Sénégal bi fa toog. di Viviane Bampassi moom la ñu nar a waxtaanal tey ngir xam rek situation bi nan la tëddee ci dëkk boobee excellence maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Oumou di nuyu waa téléspectateur RTS yi. alors excellence ñu bëggoon a xam rek situation bi foofu ci Canada lan la ci jamono yi ndax xam nañ ñi feebar bi dugg na fa. waaw Oumou. li xew ci réewu àdduna si yëpp rek pratiquement moo xew fii tamit Canada ndax daanaka le 25 janvier ci la ñu noté le premier cas de Covid-19 fii ci Canada ñu dooree ko ci province bi nga xam ne moo tudd Colombie-Britannique. le 25 janvier nag ba léegi cas yaa ngi yokku ñu ngi yokk bu baax fu mu toll nii tey ci suba li ñu répertorié ci cas toll na ci 9017 cas. ñuy seetlu nag fi mu ëppee mooy ci Québec province su Québec nga xam ne am nañu 4162 cas province su Ontario fii ñu nekk ni muy ci capitale bi Ottawa province su Ontario donc am na moom 2992 cas province su Colombie bi nga xam ne foofu la mbir mi commencé ñoom tamit am nañu ay cas yu bëri lu topp 1000 ak lu topp daal. d'accord alors excellence xam nañ ni sénégalais yi ñoo ngi foofu ci réew moomu di Canada ñu bëggoon xam rek seen nekkin ci jamono yi ndax xel mën naa dal ci ñoom. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax ñu ngi sant yàlla parce que fu ñu toll yi ba léegi. amaguñu benn kaawu sénégalais buñ ñu indiqué donc ñu ngi sant yàlla suñu communauté sénégalaise amagul cas mais nag li tax ñuy gën a sant yàlla c'est que sénégalais yi nga xam ne ñu ngi wax ak ñoom boo ba léegi ñu ngi farlu ci respecter li nga xam ne moom la autorité yi digal mooy isolement bi parce que ñun fii confiné guñu tereeguñu nit ñi génn mais dañuy wax ku mën liggéeyee sa kër nga toog liggéeyee sa kër ñi nga xam ne daal mënul ñàkk tamit bu ñuy génn ñu génn def li ñuy def te dellu si donc communauté bi ñu ngi isolé wu bu baax ñi ma ci jot a waxal yëpp ñu ngi isolé wu bu baax ñu ngi xool daal ñu ngi def tamit li nga xam ne sant nañ leen ko ñu fàttali leen ñun tamit ñun fii ci ambassade bi fàttali leen li nga xam ne moom le président wax le 14 mars ci appelam bi muy def appel à la diaspora pour que ñu respecter normes yi nga xam ni fi ñu nekk rek autorités yi li ñu leen digal ñu ngi koy def te ñu ngi koy respecté bu baax. loolu sax ambassade bi fu mu nekk nii nan ngeen di liggéeyee da ngeen a changé seen planning service minimum ngeen di def wala yan disposition daal ngeen jël. waaw ambassade bi fonctionné nañu normalement jusqu'au 20 mars
parce que xam nga ñun lu ëpp ci suñu liggéey fii ci Canada amuñu fi consulat général donc tous les actes consulaires fii lañ koy defee donc on a été obligé liggéey ba le 20 mars le 20 mars à partir du 20 mars nag recevoir de tout public c'est-à-dire que usagers yi mënatuñ ñëw mais ñu ngi continuer di liggéey ñi nga xam ne personnel bi nga xam ne mën nañu liggéeyee seen kër on les a maintenus seen kër ñuy liggéey ñi nga xam ne soxla nañ leen comme chef de service consulaire léeg-léeg mu ñëw ambassade donc on fonctionne en effectif réduit et en réduisant aussi les horaires de travail. D'accord. Pour mu nekk nii moom la ñu jël comme disposition mais on garde le contact aussi avec la communauté à travers le site de l'ambassade à travers le adresse mail de l'ambassade par lequel on peut vous joindre wax ak ñun problème yoo xam ne yu jàmpale ñu mën ci taxaw régler ko ñaaxaat encore tous les compatriotes rawatina nag étudiants yi bëgg a dalal seen xel rek ne leen gouvernement baa ngi leen di bàyyi xel bu baax parce que fii dañ fi am une forte communauté étudiante te ñoom xam nañ ni fu mu nekk nii mbir mi naan na leen bu baax bu ñu feebarulee niñ daan liggéeyee mënatuñ ko liggéeyee loolu nag kilifa yi jot nañ ci te xam nañ ni ñu ngi ciy liggéey bu soobee yàlla lu yàggul dara dinañ am réponse à cette préoccupation des étudiants loolu daal laa bëggoon wax di rafetlu tamit li nga xam ne communauté bi takku nañu di jàppale communauté sénégalaise parce que le regroupement général des Sénégalais du Canada lancé nañu ñoom ñëpp initiative pour lever de fonds mën a dimbali Sénégalais yi nekk Canada mais dimbali également sunu mbokk yi nekk au Sénégal. Je vous remercie. loolu am na solo jërëjëf excellence. Merci. Voilà Ramata mu nekkoon nag Viviane Bampassi nekk rek ambassadeur Sénégal foofu ci Canada gis nga ñëwaat na ci lu yaatu ci situation bi foofu ca réew ma waaye nag dalal na xel yi parce que nee na doomu Sénégal yi fa nekk amul kenn rek koo xam ne ni feebar bi dal na la loolu nag dañ ci sant yàlla waaye wax na it gis nga initiative bi nga xam ne ni sénégalais yi fa nekk tamit jël nañ ko ngir rek dajale ay fonds mën a tamit jàppale ñi nga xam ne ni dañ koy soxla ndax nag dañu nekk ci jamono yoo xam ne ni xaw naa metti nag fépp tamit la mettee kon nag Ramata lii lañ leen andiloon tey jii ci seen rubrique Allo Diaspora di leen jox rendez-vous ëllëg incha allah. jërëjëf Oumou Kalsoum Sall nouvelle yi nga indi moom am na solo trop fii si émission Covid 19 mbas mi duñ def lu dalalaat sunu mag ju baax di Ajaratu Fatou Sakho moom nag dama leen di fàttali bés bu nekk day ñëw ak cartographie maanaam day ñëw indi leen nouvelle yi xam ne wala information yi xam ne da ngeen di ko soxla si mbirum Covid 19 bi naka la feebar bi di lawee si àdduna bi si Afrique ak même si Sénégal kon Ajaratu Fatou ñu ngi lay dalal bu baax. Ramata bonsoir. may kontaan di àndaat ak yow ci émission bi. waaw tey cartographie bi tey comme li ma tàmm di la laaj rek ndax ñu ngi sentir un léger tan si dëkk si àdduna gi déedéet amul léger tan kon parce que tey enregistré nañu globalement 83 863 nouveaux cas ça veut dire juróom-ñetti junni ak ñett yu teg juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett tey. enregistré nañ ko moo yokku ci li ñu amoon démb et bu ñuy xayma total li ñu am ci àdduna si mi ngi nii léegi ñu egg ci million ndax juróom-ñeenti téeméeri junni yi fi mu ne weesu nañ ko donc muy situation bu critique nga xamante bi dafa laal daanaka àdduna si yépp parce que lu toll si téeméer ak juróom-ñetti fukki dëkk tey jii jot nañu ci feebar bi bu ñu demee si situation par pays bi gis nañ ne États-Unis moom tamit cas yi yéeg na bu baax a baax mooy situation par pays bi mi ngi nii am na tey lu toll si juróom-ñetti junni ak juróom-benn téeméeri cas yu teg Italie moom tamit passé na 100 000 cas yi décès yi àgg na si fukki junni ak ñett ba tey ci Europe moom moo ëpp ci àdduna si sax moom moo ëppale nombre de décès moom moo jiitu ci dëkk yi nga xamante bi moom la feebar bi gën a laal Espagne topp si Allemagne France daal di ñëw Espagne mi ngi nii effectivement mi ngi si juróom-ñeenti junni décès ak téeméer ak fanweer ak benn ay kaawam moom tamit gis nga àgg na si 100 002 cas
kon mbir mi muy lu doy waar mu tiis ci àdduna bi yëpp ndax chaque jour dañuy enregistrer ay décès yu bees bu ñuy xayma li faatu tey ci àdduna bi toll na ci 46 252 cas moom la ñu am ci nombre de décès globalement tey ci àdduna si kon xam nga ne bari na ñu ngi woon ci fanweeri junni yi temps yee yëpp mais tey àgg nañ évidemment ci juróom-ñetti junni ak juróom-benn yu daal di teg moom la ñu am fii nouveau cas yi mi ngi ne le moom laa leen doon limal sànq kon mbir mi xaajul sax bay taxaw xaajul bay jeex même si aujourd'hui pour le Sénégal ñu ngi gis ne ñu ngi faj yu bari day tax yaakaar am mais nag comme ni muy lawe dafa gaaw li dal àdduna si moo di dañu dem ba yëf yi déborder leen amatuñu lal bu ñu tëral amatuñu hôpital bu ñu tëral moo tax ñuy def tout tey ji pour nit ñi bañ a wàllante feebar bi donc bu ñu jógee ci situation par pays bi je pense que mun nañ intéressé wu un peu tey ci situation wu France maa ngi koy wax sànq gis nga nombre de cas bi ñoom àgg nañ ci juróom fukk ak juróom-benni junni cas ak yu teg juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent mais particularité wu tey bi moo di ne France àgg na ci 4000 décès globalement kon muy mbir mu doy waar juróom-ñetti junni yi tey weesu na ko mais leneen aussi lu doy waar moo di ne France lii dee par bés wàññeekuwul chaque jour day gën a yokku bi mu njëkkee jot 100 cas ñëpp dañu yuuxu taf gémmiñ mais tey mi ngi ci juróom téeméeri cas yu teg juróom-ñeent yoo xamante bi ci 24 heures rek la ñu daal di ñàkk seen bakkan kon de façon globale mi ngi nii am nañ ñi nga xamante bi jot nañu wér taxu ko bari lool par rapport ak nombre de cas bi ñu am ñi dellu seen kër toll nañ ci fukki junni yu teg hospitalisation yi mi ngi ne toll si ñaar fukk ak juróom-ñett réanimation maanaam cas grave yi tey rek ci benn bés enregistré nañu lu toll si ñeenti téeméeri cas grave yu teg ñeent fukk ak ñeent donc dañu déborder fi mu nekk dañuy jël malade yi nga xamante bi ñoom ñoo nekk si circonscription yi gën a fees di leen yóbbu ci yeneen gox yi pour mun a désengorger un peu hôpitaux yi yeneen information aussi renforcer nañ ba tey mesures yi ba même seen école dañu décalawaat ne dañuy déclarer ndax duñu def année blanche donc ça veut dire que situation bi globalement dans le monde dara wàññeeku aussi te pour Afrique aussi je pense que waruñu teggi tànk dañu war a gën a am vigilance. kon nag ñu dem ci situation Afrique pour xool li fa xew. waaw Afrique démb ñu ngi woon ci juróomi junni tey am nañ 6193 cas confirmés maanaam juróom benn junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett décès yi toll na si 222 ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar donc pays yëpp la laal daanaka sànq ñu ngi wax ne ñeenti pays record moo si amagum muy ñeent xam naa suba dinañ ñëwaat intéressé wu globalement et en plus gros focus si pays yooyu ak lan moo tax ba tey amaguñu cas mais daanaka juróom fukki dëkk yeeg ñeent yëpp feebar bi laal na leen donc bu ñu ñëwee ci par pays bi les cas confirmés mi ngi nii moom laa doon waaw loolu laa doon wax sànq mais décès yi mi ngi nii aussi tey dañu yokk 40 décès la ñu yokk ci biir continent bi par rapport ak yéen par rapport ak li yokku démb mais nombre de décès bi évidemment moom mooy 222 nouveau cas yi mi ngi nii 463 la ñu am ñeenti téeméer ak juróom benn fukk ak ñett kon tey la ñu am situation par pays bi kon waaw dëkk yi nga xam ne Afrique ñoo du gën a Sud ba tey sonn. moo jiitu Waaw. ba tey Afrique du Sud moom moo jiitu lii dalal xel foofu rek mooy nombre de décès bi bariwul ñu ngi woon si ñetti cas fan yi yëpp tey nag ñaar yokku na ci donc mi ngi raam nànk Algérie moom mooy jaaxalaate ndax Égypte par rapport ak population ak nombre de cas moo ko rawoon fuuf mais dab na ko ba romb ko lu mot daanaka si téeméeri cas donc situation mi ngi évoluer gravement nombre de décès bi également dafa yokku tey Égypte Maroc aussi dañ koy bàyyi xel parce que moom it li muy yokkule par bés dafa bari ba xaw ñoo jaaxal tuuti nag dafa mel ni foofu tamit pour téye fa feebar bi xaw na jafe tuuti moo tax ñëpp war a fàggandiku surtout ñi nga xamante bi dañuy am relation mais comme tëj nañ frontières yi nag xëj na xel mun na dal tuuti. kon nag ñu dem ci CEDEAO. waaw zone CEDEAO bi tey li ñu seetlu moo di ne lu toll si juróom-ñaar fukki cas ak ñeent dolleeku na
si ñi infecté woon démb bu ñuy xayma globalement toll nañ si junni ak téeméer ak fukk ak juróom-benn décès yi àgg nañ ba si 34 fanweer ak ñeent démb ñu ngi toll woon ci fanweer tey ñeent moo ci yokku Burkina dafa yokkule ñaar Mali enregistré benn cas encore Togo tamit enregistré beneen cas. kon nag nu dem si pays voisins su dëkkandoo yi. pays voisins yi mi ngi nii ñoom tamit am na ay évolution ci nombre de cas yi ñu enregistré lu mel ni Burkina tey dafa yokkule ñaar fukki cas ak benn moom lañ doon wax sànq ne décès yi aussi yokkule na ñaar lu mel ni Guinée moom tamit yokkule na juróom-ñetti cas 8 cas Mali yokkule na ñetti cas Côte d'Ivoire daal di yokkule ñeenti cas mais pour décès yi c'est stable lu dul Mali Togo ak Burkina enregistré wuñ fi ay décès tey. kon nag loolu nga nu indil tey si situation Covid-19 bi si Afrique nu jaar léegi si conseil pratique Fatou Sakho daf ñu koy indi bés bu nekk pour wax nu la nga xam ne war nañ ko mën a def si Covid-19 bi ngir léeg-léeg gën a mën a xeex feebar bi waaye tey foog naa leen nga nu indil de. waaw ci ni àdduna bi di doxee la lii ñu ngi ma may image yi nga xamante bi moom la Inde organisé marché bi ba tey pour feebar bi bañ a law parce que dafa am ay bërëb yoo xamante bi fa la feebar bi mun a jaar pour mun a gën a gaaw a law ci biir askan wi marché yi ci la bokk ñoom dañu organiser de sorte que bés bu ne am na nombre de cantines buy ubbi gis nga nii takk der yaa ngi taxaw di surveiller ak di xool di tegtal ku nekk fi nga war a taxaw niñ koy defee yomb na si saasa ak saasa ku nekk da ngay rëdd sa 1 mètre fi mu toll rek nga daal di si wërale sunguf wala lenn loo xamante bi dina permettre ñu mun a délimiter alors lii nag la ñu gisagul bu baax ci bërëb yi nga xam ne nit ñi dañ fay daje wala ñu fay rang pour dugg daal di ut benn service que ce soit ci magasin yu UP yi wala ci marché yi lii moo jot a manqué gum te encore une fois dañuy insister ci image parce que li ñuy wax di ko waxaat feebar bi munta jaar lu dul ci contact wala bokk sa tuflit laal sa morom te loo leen gën a jege yow mu gën a ñëw tey masque amul man par exemple dama wër masque tey ci pharmacie yi pour ut masque amuma ko donc xam ne am na ñeneen ñoo xamante aussi ñu ngi wër amuñu te nga taxaw ak nit di wax wala ngeen bokk bërëb boo leen taxaw échanger tuuti sax tuflitam mun na la dal donc ñu dolli vigilance ci respecter 1 mètre bi nga xamante bi moom la ñu digle ngir feebar bi bañ la dugg. waaw c'est vrai que masque nit ñaa ngi waaye foog naa am na yeneen masque tamit ñu génn mooy nga xam ne dañ koy fóot di ko passé am na solution ba nga xam ne commencé nañ ko génne xam naa fan yi dinañ si gën a waxtaan waaw ak lan nga indi tamit waaw dafa am leneen loo xamante bi aussi dañ koo digle parce que adduna bi tamit feebar am na faagaagal na nit ñi lu baree bari mais bu gënee xuus ci économie bi tamit après lii dafay jeex incha allah parce que adduna ni muy doxee la saa su nekk day am ay mbas comme yu mel nii mais nit ak xam-xamam ak xëyeñam tax na ne daf koy surmonter day yéex rek mais dañuy jàll tey lu toll ci 7 milliards ak genn wàll ci ay nit liggéeyatuñ dañ leen a tëj ci seeni kër pour bañ feebar bi di law ci biir askan bi donc imagine daanaka genn wàllu àdduna bi yépp maanaam 48% de la population mondiale tey kenn liggéeyeetul dañ leen ne toogal sa biir kër bul liggéey léegi bu ñooñu toogee kenn deful dara donc bu ñu jógee ci lii pour relever wu dafay jafe moo tax am na loo xam ne tey gis nañ ko présidence daal di ko commencé maanaam travailler à distance ñu koy wax télétravail télétravail nag buñ koy wax lu sérieux la parce que da nga waroon a dem bureau te demuloo Sénégal nekk gu ñu confinement total mais am na ci ay service ak ay bërëb yu bari yoo xam ne tey dañu wàññi ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyi ci bureau yi ndax am na ci ñuy jël transport en commun te dañuy gën a wàññi ñiy déplacé wu pour feebar bi bañ a gën a law mais buñ la nee toogal sa kër nga liggéey fa yow ku mel ni peut-être Fatmata Savané xëy war a lijjanti doom nàmpal ko war a lii war a lele fàtte yow heure bi ñu la joxoon pour nga toog ko ci sa kanamu ordinateur pour mun a jokkoo ak sa directeur wala responsable bi nga xamante bi tey soxla na la muy woote di woote ba sonn kenn nekku fa loolu tamit dafay indi jafe-jafe télétravail dafa mel ni da nga nekk ci bureau mais heure bi bu jotee da ngay toog ci sa ordinateur jàkkaarloo ak ki nga war a liggéeyal ngeen liggéey ndax nag loolu mooy tax bu ñu jógee ci jafe-jafe yi réew mi mun a continuer dox donc dañ koy jox àqam comme ni ñuy joxee àq liggéey ba ca bureau ba.
kon nag nit ñi bañ a xam ne que ñu ngi ci vacances nekkuñu seen kër pour vacances ñu dem ci Coro News. Justement yaa ngi wax vacances. foog naa vacances dina gën a bëri. surtout ci xale yi. parce que tey nag ministre bi ñu génnee ci conseil bi. ministre de l'enseignement supérieur ak ministre de l'éducation dañu proposer comme mbir mi jógagu fi te eggaguñ ci pic bi comme ni ko docteur doon waxee sànq il faut ñu gën a aar xale yi. donc ouverture bi nga xamante bi dañ ko prévoir woon pour le 6 avril bi dañ ko dàqaat ba ci biir mois de mai bi incha allah donc fii ba le 4 mai la école bi ubbiwaat daanaka weer yokkaat nañ ci bër bi nga xamante bi dañ koo joxoon xale yi ngir mun leen a aar feebar bi bañ leen a dugg mais ñuy fàttali nag aar xale yi c'est pas ñu toog leen ci kër gi ñu leen di baddax fu nekk di leen yónni il faut ñu téye leen ba nga xamante bi fépp foo xam ne mun nañ fay jote feebar ba duñ fa dem. waaw comme yenn écoles yi te yaakaar naa ne war nañ ko sax généraliser yenn écoles yi ñoom dañuy woo parents yi di def di yónnee exercice xale yi wala di laaj parents yi ñu jaar ci école bi jël ay fiches pour continuer suivi à l'école gis nañ tamit ñi nga xam ne war am nañ tuuti jot wala même bu nu amula jot ñu bàyyi exercice kër ga comme temps de révision lañ koy def jox leen pour nu toog jàng tuuti parce que dafa baax sax xale bi bu deful lecture une heure ou 2 heures par jour au moins mu def quelques exercices ndax mu bañ a fàtte li mu jot a jàng voilà loolu daf si am solo ban beneen Coro News nga indi ndax jeexul de foog naa waaw si président indi jeexul parce que aussi dafa am loo xamante dañ ko faral di def tout le temps mooy indi li nga xam ne mooy soppeeku si ni feebar bi di doxe te tey dañu gis ne benn waxambaane depuis démb autant pour moi Londres la décédé mi ngi toll si fukki at ak juróom-ñeent c'est pour dire encore une fois que feebar bi amul at et que ba léegi xamaguñu nu muy tëddee damay lire sànq ci ni ñu annoncé décès bi waa juróom yeeg yooyu benn tantam ne moom yëf yi daf ko bett parce que docteur bi biñ ko consulté daf ko ne woon ah non yow da nga am doole waxambaane nga tu es un gros gaillard kon lii mënu la daaneel mais lii moo ko mujj a daaneel muy coronavirus bi kon ça veut dire que ñiy faj sax peut-être parfois ñu am si mbetteel moo tax digle yi nga xamante bii ñu ngi koy digle nit ñi nañ ci tënku. waaw jërëjëf mooy beneen nouvelle bi tamit nga xam ne war nañ ko mënoon a mottali ci conseil des ministres bi mooy président dafa taxawal xaalis ba nga xam ne daf koy jàppale daara yi pour denrées alimentaires yi ndax dafa jàpp voilà muy 330 millions de francs CFA muy décision bu am importance ba nga xam ne amal na ko tey ci conseil des ministres bi nu indiwaat beneen Coro News ba xam ne organisation mondiale de la santé moo ko indi. waaw parce que dañu gis ne Sénégal mag ñi commencé nañu dem te dañuy mooy li ñuy faral di wax que ñi nga xamante bi am nañ juróom benn fukki at jëm kaw ñoom ñoo gën a mun a kii gaañu si loru boog ci feebar bi moo tax organisation mondiale de la santé daf ne si vous êtes âgé de plus de 60 ans ou si vous êtes atteint d'une maladie sous-jacente telle que les suivantes maladie cardiovasculaire affection respiratoire wala diabète yii feebar ku ko am wala boog nga am lu weesu juróom benn fukki at dañu wax pour nga gën a jël sa matuwaay lépp foo xamante bi maladie cardiovasculaire mooy feebaru xol waaw feebaru infection respiratoire voilà infection respiratoire ay genre asthme ay genre sëkkat yooyu diabète bi moom ñëpp xam nañ ko ñii dañu bokk ci ñi nga xamante bi feebar bi virus bi bu leen duggee rek aussitôt daf leen di daaneel parce que si yi lay jaar daal di dugg si yaram bi yëpp daal di see tas donc dañ ne pour ngeen di moytu bërëb yi nga xamante bi nit ñi dañ fay dajaloo wala mun ngeen fa yaakaar daje fa ak koo xamante bi dafa yor doomu jàngoro bi. jërëjëf Adjaratou Fatou Sakho kontaan nañ bu baax ci la nga xam ne moom nga ñu indil tey nag sama dénk bi wala sama yóbbul tey mooy xale yi tey ci xale yi laa yëngatu ngir yàlla parents yi waxuma la ngeen tëj de c'est-à-dire tey leen xale yi mais wutal leen occupation ndax occupation bi du foo rek wala seetaan télé li ñu def li lu am importance la tey leen ci kër gi mais jox leen ay exercice xale yi jox leen livre de lecture jox leen la nga xam ne dañ leen ci jàngat dara moo gën la nga xam ne dañuy toog du leen amal benn njëriñ ndax kenn xamul mbir bi fan lay jeexee ñaan na yàlla nag mu teel a jeex bu soobee yàlla ci jàmm ak salaam Sénégal am ci ndam incha allah rabbi di ñaanal ñëpp nag guddi jàmm di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay fii ci seen émission Covid 19 mbas mi di gërëm lee tamit bépp équipe bi yëpp nga xam ne moo nu gunge ngir nu mën a taxawal émission bi di Covid 19 di leen jox daje nag suba incha allah ci beneen numéro Covid 19 mbas mi